tardement bi ku ne xam na ni Ndakaaru ak Tëngéej léegi yoon bi dafa xaw a surtout rond-point Tëngéej waaye ñu ngi tuub te di jéggalu ñëpp di sant yàlla mi nga xam ne mooy buur di julli ci alayhi salaatu wasalaam di ñaanal barke ak wér ak gudd fan al xalifatul amr Cheikh Mouhamadul Muntaqa di jaaree foofu di ziar mbokkam mu baax ma Seydil Boubacar Sy moom Cheikh Mouhamadul Mansour bal xawmi di ko ñaanal yàlla dolli ko te sàmm ko waaye di ziar al xalifatul muslimin a Seydi Abdullahi Thiawlaay ibn Seydina Issa Rouhou ibn Seydina Imam Allah di jaaree noonu dem ba Kaolack di jaar ñaari Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane Ibrahima Niass ak Cheikh Tidiane Maam Khalifa Niass di leen nuyu di leen dalalaat ñu war a dem le 1er mars ànd ak le promoteur du Baol ñu war a ànd dem le 1er mars ànd ak promoteur bi nga xam ne lu mu am jox na ko làmb dajale fi ay xale yoo xam ne ay champion lañu ci li ñuy def ay champion lañ ci wàllu lutte avec frappe Assane Ndiaye fas yéene ne booyee fii ci Bargny Géej ci stade municipal bu Bargny ñu ñaan yàlla mbëri yépp ci nii ñu toogee tey mu rafet lool sell lool ñu tenir ko ba keroog bu bés ba ku ci nekk ñëw ànd ak say supporter ak say bokk lu la yàlla may nga jël ku ne xam na ni làmb instant bi mu ngi dund crise bu metti ba bu yàggul làmb am na fi gis ngeen na mu mujjee ñañu guuxaloon ñépp nag gën a waxoon nañ leen ko mbëri ay dof lañu waxoon nañ leen ko làmb baaxul nangam ak nangam te amaana làmb facteur de développement la tey xoolaat seen njaay xale yépp mu fi boole ñaata jeune fi toog te jeune bu ci nekk am na lu la war ci sa biir kër xale yi tey koo ci laaj danaan la dama bëgg a bëre ngir dimbali suma yaay donc ngeen gën a fonk li ngeen di def gën ko jàpp bu ngeen ko defee rek yàlla dina leen ci defal tawféex. léegi nag li ci des mooy ëffal man ëffalkat laa man ñu woo gaa yi ku ci nekk wax te ku ci nekk la nga wax bu bés baa di nga ko def ndax boo ko defalee loo dégg man la. premier combat war a dox ci Reug Reug junior bu écurie Ramdan ak ki nga xam ne mooy ñàgg 3 bu écurie ñàgg ayca ana ngeen yow yaay Reug Reug yow yaay Reug Reug bu jàng waaw maay Reug Reug mari jaral na ma ko uppaajam waaw kon waa ji da nga koy uppaajam le premier wala soobi yàlla moo ko laa bëgg de yow waa ji jàpp nga ni yaa ko mën ñàgg 3 mi man moo ko de yàlla moo xam booy waxi tàppet nga fi wax waxi tàppet nga fi wax de ku ne xam ne yàllaa mën ñëpp mais kii bu ngeen doon coogi tey yaa moom ku mën waaye dëgg yàlla mënu moo ko parce que mosul ñu bëri kon yow da ngay ñëw daanu loolu nga bëgg ñaan moo ko yàlla jërëjëf. d'abord ginnaaw bi ñu sant yàlla jul sient bi sant suñu ñaari waajur di sant ñu toog fii yëpp di wax ni jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jara rek maam Cheikh Fall di sant sama wasila suma Serigne seen Cheikh Ndigal Fall bi yaa ngi fi tolloon te wér avant tout di woo Bohum c'est Salim Moussa Dieng Amadou Wade di woo képp koo xam ne dëgg na ñaagi rek jël woo si combat bi nga jàpp si bu baax a baax ñëw am ndam ci kaw Reug Reug. gars yi kon ñu may loxo ñaari champion ñu dem ci deuxième combat bi war a dox ci diggante Quench 2 bu écurie Lebu gi ak Mbës bu écurie Yëmbal Mbooloo booy daa mel ni sa adversaire bi daa daw de waaw noo demee day tiit moom. daa ruux kañ. waaw wax li ma wax ba pare ñëwul. na ñëw moo signé làmba ja ba pare. wax ma préparé ko ba pare. da ñëw lu bëre mbër day bëre. waaw kañ loolu laa ko yóbbante lu muy tiit lu muy daw. kon ñu dem ci beneen combat dox ci diggante Modou Lo Jaay Prek ak Ombak. auzubillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbooloo maa ngi nuyu ñu ma fekk ñëpp sama papa yi sama yaay yi sama ndijaay yi sama mag yi sama rakk yi ñeen ñëpp maa ngi nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di ñaanal ñëpp jàmm nag waaw kuñ fi tooñ ñu ngi lay baalu mën nga tooñ nit te doo ko yëg tamit waaw
di ñaanal sama adversaire jàmm di ñaanal sama bopp jàmm di ñaan yàlla may ma ndam seddu guy. salaamaaleykum mbooloo bi ñu fi teew maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di sant waa Caaroy Géej yëpp di sant ñi ma àndal di ñaanal sama adversaire jàmm di ñaan jàmm ba yàlla may ñu fekke ba bis ba ma jàpp ko daan ko jël bu set wecc insha allahu rabbi. kon nag ñu dem ci beneen combat war a dox ci Siteu bu écrit Songane Gueye ak Mbégane Ndour bu écrit Bada Dione di xool ko moo xool voilà boy xoolante leen man bu leen ma xool Assane Ndiaye yaa mën a ëffal ñëw leen nii rek Siteu kaay nii rek. auzu billah bismillah inna wali yàlla. waaw gannaaw loolu bañ sant yàlla julli sonant bi sant sanu ñaari waajur du nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi du nuyu sanu papa yi nga xam ñoo nekk fii saal bi ak sanu yaay yi gannaaw loolu nag ngañ demba mi awma lu may wax ak moom man soxla wa moo mu xam mu tudd ngañ demba laa koy wax non ngañ demba la tudd sanu xol dafa dal barki maam say rafal di ñaanal sama yaay yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana di ñaanal sama papa yàlla na ko yàlla bàyyi fii ba si kanam samay mag samay rak man maay ku leen di jàppale si barki Serigne Touba. auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bi sant sama ñaari waajur damay san donal njamaan xama waa ndengleer gi ma juddoo yëpp tuuf di san waa ñaari tali gi ma jógee di leen wax ne seen doom am na combat savandu bu ñaari tali bi Mbégane Ndour lay woo te kii du dara bu suubaa dama koy jàpp incha allah defal ko abalaas lu gaaw. ay ca ñu dem ci beneen combat war a dox ci diggante Boy Maono écurie Rebeuss ak Lion bu Dior écurie Kayba. bismillahi rahmaani rahim onze billahi mina shaytaani rajim ginnaaw ma sant yàlla di julli si yonent bi sant sama ñaari waajur di nuyu ñi fi nekk ñëpp champion yëpp maa leen di ziar di nuyu ñi ma ànd ak nag mbele coow daamul kenn da ngeen ñëw rek mais mujjee bu jour ba bilaa walaay talaahi bu ñibbi day jooy man maa ëpp doole maa gën a féete xale maa gën a auzu billaahi mina seytaane rajiim ginnaaw ma sante ñu nekk ci salle bi yëpp ku nekk sa tur maa leen di nuyu yéen ñëpp kii maak moom ñooy nekk ci géew bi waaw bu boobaa un pas ma ko reculer rek nañu dagg sama reliquat lépp li ci des nañu ko dagg billaay wallaay ki maa ko mën na maa ko ëpp doole kon le premier lay def. waaye booy maanaa ngay waxal billaay wallaay bu écrit Songane Gueye anañ. salaamaaleykum waa Tëngéej ñu ngi nuyu waa Tëngéej di jël nuyoo bi di ko teg ci ki nga xam ne dañuy faral di wax ne koo ëpp li mbokk mënoo koo jëw Mamadou Sy say mbokk ñu ne baax nga say dëkkandoo ñu ne baax nga kon bu fekkee ne la Sénat Assurance l'assureur des grands événements dafa ànd ak Bawol production Assane Ndiaye di gayndey Bawol ñu ñëw Tëngéej mu nekk réewu cosaan ñu fekk fi responsable bu mel ne Mamadou Sy ay mbokkam ak ay Tëngéej ñépp ne buur géwél kii ku baax la kon Bargny le 1er mars l'assureur des grands événements dina leen wan ne comme Mamadou Sy ku baax la te Assane Ndiaye Bawol production di gayndey Bawol liggéeykat la la Sénat Assurance dina ko accompagner ci li nga xam ne mooy le 1er mars di làmb drapeau Mamadou Sy tàccu leen loolu buur boo bëggee assurance bu wér te wóor da ngay ñëw ci l'assureur des grands événements muy la Sénat ñu ngi assurer oto di assurer école di assurer navire di assurer assurance voyage di assurer nit ci wér-gu-yaramam ñu nekk nag ay sénégalais pur et dur li nga xam ne mooy bàyyeekoo ci njëriñu Sénat assurance dañ koy delluwaat ci réew mi di facteur de développement bu mel ne làmba ñu ko ciy delloo ñi ngi ñaax daal chauffeur yi ak képp kuy dawal oto nga fonk ceinture de sécurité booy dawal nga moytu di téléphoner booy dawal nga wàññi sa limite de vitesse ndax boo dawee ndànk di nga yegg ndànk l'assureur des grands événements le 1er mars fii ci Bargny ak kan Bawol production ak drapeau Mamadou Sy boo bëggee assurance bu wér te wóor ñëwal la Sénat assurance wante buur bu Dakar Actu réew maa ngi lay déglu
li ngay wax nit ñaa ngi koy dégg te yaa ngi koy jaarale ci yoon ba le 1er mars. auzu billaahi mina sheytaani rajiim maa ngi sant sama waajur bu baax a baax a baax. Doudou Koné bu la xamoon du la jël. wax ko xamoon du ma jël dama toj àll bi ñu ñëwaat fii. yow nga ne yaa ngi koy sant di ko gërëm ba noppi naan bu ma sañoon. dëgg la bu ngeen sant di ko gërëm. waaw te li mu nugoo bëre man. waaw kii xam na li may wax ku la jox andil la photo bi da nga koy delloowaat. ba jour wala si lay comprendre. kon Doudou Koné yow kon gars yi dañ laa nax ba jox la booy. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bisimilah. sant sëñ Tuubaa bu baax sant maam Seera Fall. avance bu ñuy daw amu fi ñun ay xale lañ tool si liggéey war a bëre kuñ ñu jox dañuy bëre grand combat sax bu ñu ko joxoon tey dañ koy bëree ji kon yow amul lu ñuy wax amul lu ñuy daw si yow parce que góor yàlla nga yor lépp lu góor du yor kon buñ la dawee rek day mel ne ñun ni nekkatuñ ay góor am déet maa ngi sant sama pap sant sama yaay di sant ki may jox ndékki di sant waa Radisson bu jam ñaajo Ngalla Dieyla bu écurie Songane Gueye ak Ama Sène 2 bu écurie Jaxaay monsieur Wagne bu TME mën na ñëw jege si ay ca ana ñaari booy ñaari mbëri balaa ñuy wax rek dañuy jox kenn koo xam ni partenaire lañu ci bés bi di monsieur Wagne bu TME moom tamit mu jàllale seen communication marketing bu ko defee nit ñi gën a xam lan mooy TME monsieur Wagne bismillah. asalaamaaleykum mbooloo mi nu ngi leen di nuyu di leen ziar kenn ku ci nekk ci turam ak santam merci mon ami mon frère Bour Gueweul mbokk yi xarit yi ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant sama ñaari wayjur sant sama ñaari soxna sant tout le personnel de TME di Touba Mondial électrocommunication sant kii di monsieur le parrain monsieur Sy di un jeune de Rufisque borom mouvement l'avenir de Rufisque ci laa bokk man mii sax ci laa bokk dëkkuma Rufisque mais ci laa bokk je dirais pourquoi parce que boo gisee un jeune buy promouvoir ci biir goxam guddeeg bëccëg muy dox ci lu jëmale kanam goxam képp kuy jeune bëgg lu baax war nga cee jàpp à partir d'aujourd'hui je vous dis monsieur Sy solennellement à mon nom personnel et au nom de TME Touba Mondial électrocommunication et au nom de notre directeur général monsieur Aline Aïdara Mbaye pare nañu pour jàpp ci mouvement avenir pour Rufisque merci. merci merci à monsieur Sy di remercier nag doomi Bawol Assane Ndiaye suñu mbokk la suñu frère la suñu dëkkandoo la soo nee Bawol production wax naa ko keroog soo nee Bawol production wala nga ne Bawol TV ne Touba Mondial électrocommunication sotti ci ak def ci la kon ñaar ñooñu bu ñu lëkkaloo defe naa delloo mbattu ci ndaala la ñun nag ñu ngi soog a dugg ci làmb kan moo ñu jox occasion kan moo ñu jox opportunité Assane Ndiaye kon nag je ne cesserai jamais de remercier Assane Ndiaye tàccu leen ma Assane Ndiaye di la wax ne sa frère sa xarit monsieur Aline Aïdara Mbaye et tout le personnel de Touba Mondial électrocommunication ak Touba Mondial cosmétique di ñaari doomu ndey fas yéene nañu ànd ak yow foo teg sa tànk ñu teg fa suñu tànk damay faral di wax ne géej dafa yaatu man duma lébu maa ngi ci dëkku lébu duma lébu ñemewuma fay Aline Aïdara Mbaye ñemewul fay personnel bi ñemewuñu fay mais boo duggoon ba ci digg géej nga wooñu fa danañ la fa fekk incha allah fas yéene nag lëkkaloog yow di woo sénégalais yi di woo waa Tëngéej di woo Ndakaaru Njaay yépp ñu ñëw Touba Mondial électrocommunication ndax nag ñun suñuy spécialité Bour nous sommes spécialisés en vente de matériel électronique électroménager téléphonie et accessoires ak espace bureautique et informatique dañuy def aussi traitement de texte flocage et tout ce qui s'ensuit la communication sur image ñu ngi ci rue 1 angle 6 de la Médina képp ku ñu soxla mën nga ñu woo ci 77 754 09 09 Bour may ma remercier Sénat assurance ndax ñoom ñoo ñu jiitu ci làmb bi
ñoom ñooy les assureurs des grands événements lamb di suñu sport national képp ku koy jàppale ñun dañ lay bégee di la sant moo tax may ma remercier sama grand de Sénart assurance bala maa tëj nag dinaa remercier personnel Touba Mondial électrocommunication yépp ak suñuy dëkkandoo ca Médina di leen wax ne yal nañu yàlla may fekke ak tal ba le premier bés ba bu TME ñëwee da ngeen xam ne ñu bés tàq ñëw nañ ci lamb ji merci à mon frère Assane Ndiaye merci beaucoup. merci beaucoup Touba Mondial électroménager di leen ñaanal mbir yi gën a saam bébé am da ngaa mel ni da ngaa xiif da ngaa gëm mais kon looy lewet ni lan la. waaw dara. ñu bàyyi la nga nuyoo. salaamaaleykum mbooloo maa ngi nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di nuyu Assane Ndiaye promoteur di nuyu ñëpp ñu ngi toog mbëri ji si gën a ndaw ba ci grand combat maa ngi nuyu yéen ñëpp di nuyu sama adversaire waaw maa ngi koy sant di ko gërëm nag. mais doo ko wax dëgg la moom nee na sama copain daa daw avance bi dawul avance bi yow yàlla duggul fi nga xamul nag waaw dañ ko jox ku nekk nag muy wër-wërloo ba ma dal ci yow maa ngi sant di la gërëm. kon yéen daal booy. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñu fi toog yëpp mbër yi fi nekk yëpp maa leen di ziar bu baax naan leen dal leen jàmm waaye di sant samay waajur bu baax a baax sant sama sëriñ Baye Jamil bu baax a baax sant aussi tamit famille bi nga xamante ni fa laa jàngee ba jeexal waaw mooy waa Kër Youssou maa leen di sant bu baax sama waa dëkk di sant waa gaa yëpp. defeeg yow 3 minutes barki alxuraan ma. tekki sama ngeen jaamu du mat sa 1 minute. man damaa pare. mbër ak leneen kenn du ko oyoo mbër. kooku la ñuy woyee mbërël taal man maay mbërël taal sëñ bi. waaw doo bàyyi ma wax ba pare. ma jox la micro li nga wax. ayca jël ma yóbbu leen. ayca. na neex. jërëjëf. le premier dana leer. li ko yëngal mooy sunu doom ñu déglu Mamadou Sy bu nekkee Tëngéej di yëngu ci social di yëngu ci jàkka yi di yëngu ci jeunesse bi nawetaan ak lépp mu di ci yëngu li ci gën a important nag man dama représenter conseil des notables lébou de Rufisque et du département bi nga xam ne El Hadji Maodo Malick Ngom moo ko jiite tey dafa waroon a teew mais dafa nekk ci yeneen activité ñu délégué ma àndax ku ñuy wax Santi Sow ak góor gi Diop chef de penc Thiawlène moo gën a jege ñu yegg si fii pour représenter leen ci xale signature de contrat xale yi ma di leen yëgal ne xale yi am ngeen chance bi ngeen am mooy conseil des notables lébu bu Tëngéej et département ñoo ko fas yéene présider parce que suñu doom ji lépp luñ ko tuddee delloo nañu ko ñu di ko ñaanal yàlla gudd fan ak weer parce que Mamadou bàyyi na lépp langaamu si ñun la def bàyyi dinañ ko wan ne nag am nga ay bàyyi bés ba yéen même bu ngeen mobiliser wul ñun dinañu mobiliser ñun. Il y aura tous les dignitaires du département de Rufisque Tëngéej ba Gorom 1 2 Déni Biram Ndaw Déni Ñaay ñëpp Bambilor Sangalkam Bargny Sébikotane yéen ñëpp dinañu mobiliser stade ba incha allahu rabbi sol seeni manto ñëw jëmal bés bi parce que Mamadou lii moo nu ko jaral ñuy ñaanal Assane Ndiaye mi nga xamante ne moo tànn Mamadou di ko xam ne juumul di gërëm aussi sama benn doom boo xamante ne mu ngi fi di sagu Tëngéej muy njàppali nii parce que baayam mooy mbaj géwél Tëngéej